ndaxte booy gëstu di nga am cop sàkku xam-xam te sàkku xam-xam boo ko amee rek di nga xam fooy teg sa loxo mi ngi noonu en tout cas merci beaucoup encore une fois de plus beaucoup plus pertinente tous les jours. merci bien Asma c'est suba teel xam nga nag. voilà. xam nga nag di waxtaanee lu neex dafa neex parce que genre yi boo ko gisee à chaque fois da ngay kontaan et tu te dis que c'est possible mën na nekk tey jii li nga xamante ne am na un peu partout ba nga xamante ne seen secteur privé day mën débourser xaalis di leen jox mën nañ ko am au Sénégal ci kaw ñu bëgg ko Asma. mi ngi noonu nag waaye état gi man moom lu ñu laal ma ñambaas leen ci ni ñu dimbali ñooñu ay ñoom Kabiru Mbodj ni ñu dooleel Bougane Gueye Dany ni ñu dooleel entrepreneurs yi parce que ñii ay Abdoulaye Diack Mbaye Sarr état waaw voilà état waaw mooy Mbaye Sarr bu Sénécartour waaye tamit état daf leen yombalal liggéey gi yombalal leen investissement yombalal leen ci jamono kon nag moo tax xëy na seen xaalis mun a gaaw ful mais bu fekkee da nga nekk entrepreneur maman nga ñu xaw a gis ne ni da ngay ku nekk nit boo xamante ne da ngay wax sa xalaat te sa xalaat dëppoowul ak seen xalaat ñu fexe ba faagaagal la ndax dañu lay gisee concurrent loolu baaxul la concurrence peut être justement décente merci beaucoup pour la rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui faaw ñu tàggat yaram gi tuuti daal di ñëwaat ci femme action ndax sama yaay ji bu ñëwee tamit dafay ñëwaat yeewaat effervescence su plateau bi laata lool faaw ñu dugg ci coach Moussa daal di tàggatu bu baax a baax. mi ngi noonu Binta Ba warutoon daw ndaxte jekkoon na ba tey si plateau bi waaye tamit comme daw na te yëguma dara damay dalal Binta pardon Fatima Diop noo def. maa ngi nii rek. yaa ngi am jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax namoon naa la lool macha allah di la nuyu di la jox sa wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su ne di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp sama doomu baay sama grand frère coach Moussa ak kili di invité mais également la maman de tout le monde muy maman Ndak maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu également mbokku téléspectateurs yu Sen TV yëpp comme ni ñu koy defee rek sànq yaa ngi koy junj ñu daal di ñëw ci wàllu littérature comme ni ñu koy defee saa su ne rek samedi bu jot incha allah. maanaam wàllum liifantu. ah ben voilà j'ai capté le mot coach Moussa tey ci fitness dañuy ginnaaw bi ñu waxtaanee sport et ramadan dañuy waxtaanee li nga xamante ni moom moo di sport et alimentation autant pour moi pendant le ramadan c'est très important. voilà sport dafay allier avec une alimentation saine et équilibrée rawatina ci weeru koor gi ñu toll nii ah maa ngi nuyuwaale kooku madame nee na maa ngi daw nii di dem marché xaar naa bu sonn affaire yi la woon nag dawal gaaw madame Diop. waaw ma très chère. donc ànd ak tey ma très chère bien aimée ma très ay de sukk waaw comme ni ñu wax rek. loo waay baal ma foofu. neex na. waaw moom xëdd gi léegi de moom 4h30 xam nga kiy daw di uti pour te faire plaisir. di la jàppale ci kër gi ci xale yi. jar na jërëjëf yenn saa yi. de temps en temps nga rendre ko hommage. vraiment booster ko mu gën a am jom. te bu ko defee kër gi day gën a neex rek. incha allah li muy def nii sax dafa touché thématique u Maman Ndak tey jabar rôle am ci famille incha allah dinañ si ñëw c'est important dafa réussir rôle am moo tax nga bëgg nii. toog di sourire di ma reetaan nii. donc instant bi kay. smiley moom ak smiley. mais Fatima kii dafa indi beneen style bu bees am na lu yokk daal xale yi daal tàggal. macha allah ayca ñu ci tàggat yaram gi. fas yéene waxtaanee mais c'est normal nutrition laay wax. ak wàllu lekk bu lay jox lu neex te war a daw marché ma fiy seen nii ay ñoom xam nga rek ñaari nañ ma baal daal jóobu di la wax wàcc na la tey. non wareeguma damay soog a tàmbali di wax di souhaiter très belle journée à madame di ko wax bonne journée et bon week-end donc tey ñu dalal fii Siré Madi Fall mu nekk nutritionniste ba pare nekk diététicien xam nga weeru koor li mu laaj dafa bari donc tey dañ leen indil un peu des mouvements qui vont avec weeru koor gi ak lekk yi mën a àndal donc ñu xool élément bi après ñëwaat sur le plateau ànd ak
noonu coach Moussa gis naa fi ay tàndarma gis fi haricot vert gis fi ay tomate gis fi ay crudité gis fi jën. voilà hormis sport bi damay bàyyi ak monsieur Fall moom mi nga xam ne loolu xam-xamam màcc na ci loolu noo donte bu ñu koy ñaaxale juste pour wax ne aliments yi pourquoi ñu gën a soxla lu jëm ci wàllu jën wàllu ginaar wàllu fruits ak légumes ci surtout bu dul weeru koor rawatina tàndarma yi ñu ci boole nii. voilà suñu wax si weerum koor de manière générale donc lekk dafa wala sell équilibré surtout donc ba pare dañu war di respecter les 3 repas donc il faut ñu mettre ko en relief que ñu respecter les 3 repas donc que ce sont les moom bii di xëdd bi moo gën a am solo nag xëdd bi ñu bëri dañ koy tëb te moo gën a am solo ndax moom mooy indil yaram bi fa lay puiser lépp lu mu soxla pour tenir toute la journée mu éviter lu ñuy wax hypoglycémie maanaam suukar bu wàcc au courant de la journée te loolu mun na dem ba ci malaise yooyu maa dee taali donc loolu il faut ñu jël ko non seulement moo lay indil loolu moo lay indil ndox également bu sa yaram soxla pour mu éviter la déshydratation weeru ko da ngay gis ñu bëri ñu ngi déshydraté wu mais loolu lan ngay wax ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba 17 heures bu rawatina xëdduloo nga nar nekk ci wóor na am nga hypoglycémie am nga ko wala amoo ko nga bëgg ko boole dem ne da ngay dawi donc sport encore une fois weeru koor suñ koy def lu gën mooy ñu xaar ba ñu ndog ba pare ñu xaar ci 2 heures de temps après sax moo gën fekk commencé nga digérer lu nga lekk donc ñooñu di def sport à 7 heures nañ ko éviter bu ñu koy def heure boobu nañ xaar ba ndogu suñ si tegee 2 heures de temps après ñu dem def sport bu yam mais du doon sport bu intense quand même day son sport bu de faible à moindre intensité boobu il faut que mu leer donc yow coach Moussa dee ko wax sa éléments yi bu baax donc dañu def sport de faible à moindre intensité. Donc voilà, après 2 heures de temps après la rupture du jeûne. C'est l'idéal. C'est l'idéal moo gën a idéal. moo idéal. Très bien. donc aliments yooyu. ak li nga xam ne ay fibres la ak ay protéines la ak sucre lent beeg yooyu yëpp lan moo gën a gaaw lan moo ci gën a baax pour composer loolu. donc voilà léegi dafa am solo donc damay ñëw si xëdd bi. donc lu mu war a constituer déjà donc war nañ commencer benn boisson. su ñu nee boisson rek loolu seen xel nag njëkk a dem si ndox. ndox boisson la am ñu ko xam boisson di man bu ma ko déggee coca ak fanta laay xalaat. mooy meilleure boisson d'ailleurs. les sodas waaw ndox mooy meilleure boisson donc suñu nee boisson nañ seen xel na njëkk a dem si ndox léegi suñ yu ci topp mooy. jus naturel ay buy bisaab jinjeer tamarin yooyu itam ay boisson la suñ jugee ci yooyu su dee am nañ. waaw kañ ndax a baax surtout weeru koor bi nga xam ne ñu ci bëri dañuy constipé donc dina réguler le transit digestif éviter lu ñuy wax la constipation laxatif naturel la donc voilà ay jus Dakar yooyu dafa baax moo gën ni jël yeneen xeetu boisson yoo xamante ne c'est pas naturel c'est ça comprendre nga léegi hormis ça am na ay tisane tamit yooyu tam ay boisson la soo diggee tisane bëri na donc ay thé café yooyu yëpp ay boissons la. maanaam ay saxaw yooyu yëpp ay kii la. yooyu yëpp ay boissons ci gën a donc yëpp mën nañ ko jël donc pour les apports en eau maanaam ndox bu ñu war a soxla ci journée pour éviter déshydratation ak complication bi n'est-ce pas donc boobu benn la léegi war nañ am benn plat war nañ am source de sucre complexe parce que dafa am ñaari façon sucre yaa wax sucre mais dafa am ñaari façon sucre complexe su déggee sucre complexe mooy suukar bu yéex bi boobu la ñuy jëlee ci lépp luy céréales comme dugub ceeb mboq yooyu la ñuy wax les sucres complexes sucre lent donc boobu war nañ ci jël benn portion wala fondé sax pourquoi pas fondé mun na ñëw wala sombi mboq sombi dugub xëdd bi la matin waaw maa ngi fa xëdd bi la parce que donc dafa am 7 groupes d'aliments non dafa war a équilibré en fait dafa war a équilibré ndax moom mooy indi yaram bi lépp lu mu soxla ci journée pour tenir toute la journée am solo moo tax président di ndekkee fondé te xam naa ni moom lay xëddee jeex na moo tax mu taxaw di président Macky Sall fondé boobu loo ci teg mu complet fondé boobu soo see am fondé nga jël supposons nga jël fondé mais mun nga teg benn fruit wala ay soo amee crudité de légumes soo amee fruit déjà day indi les apports en vitamines sels minéraux
oligo-éléments lépp luy fruit loolu la ñu lay indil yooyu mooy yor sa kaaraange wér-gu-yaram li ñuy wax système immunitaire moom moo koy sàmm donc nga jàpp forme ku la gis sax amaante mun a kii wóorul. kon kañ loolu baax na ci li ñuy wax corona gi système immunitaire bu baax na day booster système immunitaire baax na donc tout ce qui est fruits et légumes dafa baax. gis nga léegi nag am na koo xamante ni nee na bi ko nax ba nax mooy boo xëddee banaana doo xiif luy njëriñu banaana ci mbir mi ci ay mbirum xëdd itam. akam Omar Diouf mi yàgg nañ koo nax. loolu ça dépend si nit yi également ça dépend si nit yi ça dépend si métabolisme nit yi également banane donc ça fait partie des fruits trop sucrés mais am na ay particularités mais dafa riche en potassium boobu day équilibrer balance sodium potassium maanaam xorom lu muy indi sodium loolu nga xamante ne su bëree day yëkkati tension bi donc banane am na ferñeent bi ñuy wax potassium da koy équilibrer de ce qui fait day agir si tension artérielle bi hypertension donc dina ko équilibrer baax na mais yemul ci foofu donc comme fruit trop sucré la donc loolu ça dépend si métabolisme nit yi am na ñoo xamante ne su ko lekkee certes mun na leen teel a xiif mais am na ñoom suñu ko lekkee dañuy gaaw a xiif waaw parce que day favoriser sécrétion d'insuline bu gaaw parce que moo tax ñuy wax ñu éviter si weeru koor bi aliments yoo xam ne dafa bëri sucre rapide surtout boisson yu bëri yi surtout yi am na ñoo xam ne bu ñu ndogoo dañuy teg butéelu Fanta. très bien loolu dañ koy éviter donc boisson sucrée yi nañ ko modérer ñu favoriser ndox surtout mais pas au moment du repas ndax su dee bu ngay lekkee di ngay naanee day entraver la digestion ba pare day ralentir digestion bi n'est-ce pas. et boo naanee doo gaaw xiif. doo gaaw c'est ça léegi yow nag lekkal de façon équilibrée loolu mu dugg d'abord après entre les repas ngay jël de temps en temps ay gorgées à ce que yow balaa ndog bi ba xëdd ba di nga naan au moins 1,5 litre. parfait waaw mais pas moment bu ngay lekk quand même soo lekkee pare mun nga jël benn boisson bu yam rek mais pas mu sedd trop wala mu tàng trop. mun na nekk jus ndox yaay xool rek bu la arrangé mais su dee jus tamit dañuy modérer sucre bi donc loolu soo ko jëlee donc dina day contribuer ci apport hydrique journalier ba nga éviter li ñuy wax déshydratation ak complications yi. C'est très important. On voit maintenant l'importance d'une bonne alimentation pour le maintien de forme que coach Moussa nous accompagne tous les jours. C'est important. léeg-léeg sax damay naan léegi biir ballonnement yi tamit bëri na fi coach Moussa ma caxabal ko ci biir rek ñun jigéen ñi moo ñu sonal. foo ñu fekk léegi soit bras la ñu am wala biir parce que peut-être ci nu ñuy lekkee la léegi lan moo ñu mën a éviter loo ballonnement. ballonnement en fait lu koy favoriser dafa bëri. donc dafa am ay aliments yoo xamante ne day favoriser les gaz intestinaux. donc yooyu moom mel ne il faut yéen tam da ngeen dem si diététicien nutritionniste ñu suivre leen comme suivi la soxla comme coach Moussa nu mu koy defee dafa am benn diététicien nutritionniste si wetam. bu koy suivre waaw mu ngoog léegi donc dafa am ay aliments yoo xam ne day favoriser gaz intestinaux. comme suñu jëlee si kaaw légumes yi. chou par exemple day favoriser gaz intestinaux. blanc de poireau day favoriser gaz intestinaux les légumineuses day favoriser gaz intestinaux jigéen ñi booy dañu bëgg di yee chewing-gum fu ñu nekk. day favoriser gaz intestinaux les boissons gazeuses day favoriser gaz intestinaux le pain frais également day favoriser gaz intestinaux. mburu waaw les plats trop gras. également day favoriser gaz intestinaux ça ralentit la digestion donc am na yu bëri day favoriser gaz intestinaux ak sunu habitude alimentaire sunu mode d'alimentation day yu bëri day impacter si sunu transit digestif. waaw parce que coach Moussa dama doon toog ma xool tubaab nu muy màggetee ak ñun nu ñuy màggetee ma gis ni ñoom dañuy am maintien de forme mën nañ sax am 4 doom da ngay gis ni dañuy am maintien de forme je pense que peut-être ci alimentation bi la ak toppatoo gi ñuy am ci seen bopp ci tàggat seen bopp ci fitness. tàggat yaram bi kese du ci doy moo tax man la il faut une alimentation saine et équilibrée. pour que sport bi am njariñ il faut que nga diviser ko en 3 parties il y a la programmation de l'entraînement il y a l'alimentation et la récupération. Quand on te dit le sport seulement ne te donne pas des résultats parce que dafa am ay accompagnants yu koy compléter lu jëm ci wàllu lekk bi ak wàllu noppalu bi donc c'est important que lekk yi ñu xam lan lañ war a lekk nan lañ ko lekk war a lekk donc du sport bi du mouvement yi ñuy def rek parce que bu doon mouvement yi kese la kon mën nga nekk ci beneen facette mais mouvement yi ak alimentation bi ak noppalu bi moo la koy may mais en tout cas merci à monsieur Siré
Madi Fall. Merci beaucoup encore xam naa di la jox le mot de la fin rek. Donc voilà comme encore une fois le mot de la fin damay agir si sportif yi. sportif yëpp. donc seen apport en protéines nañ ko bàyyi xel comme ça gis naa nga wane jën dafa am solo c'est digeste. très digeste les sources de protéines soo déggee source de protéines jën moo ci gën ginaar suñu génnee der bi donc yàpp nen les produits laitiers yooyu am na benn paa ginaar boo dindee der bi nga génn këram kenn du dindi deru ginaar paa Ndiaye maa ngi lay nuyu. kooku de xam naa sama papa la. ñàkk xam na rek. ndax der bi as suufam fa la graisse di nekk. te graisse c'est source de cholestérol. effectivement donc yow masse musculaire nga bëgg a maintenir donc le protéine moo koy maintenir masse musculaire bi donc si 3 repas yi da ngay fexe ba. donc apport protéique bi mu mat. de ce fait au courant du mois yow doo am perte de la masse musculaire. Merci. Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut très croustillant. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot, n'est-ce pas? Coach Moussa? Je rentre ou je baille? Non, reste là où tu es. C'est mieux. damay bañ jaay ni si ma reste là où tu es rek. C'est avec un immense plaisir pour ce matin. L'invité reste en notre compagnie. Maman dama bëgg ñu tëjee ak moom tey ngir gën a yaatal kon loolu dañuy jox lenge Fatima Diop. Jóoba juba ci topp bu góor ak bu jigéen bi. Jóob bete la. bete nga ne ma. macha allah maa ngi noonu Aïcha coach Moussa ici c'est Paris hein. Faut pas arrêter avec Marseille maintenant ça suffit hein. Ah ça suffit hein. yow xanaa xamoon ne ñaari Marseille ñoo toog ci plateau. Ah mais non mais je dis ça suffit hein. Ah ba pare ngeen may defal seen ay bleu noonu si def toq jaune baa ngi nii bleu baa ngi nii. nga ne ma. On est fiers d'être Ndiobène et Marseillais aussi. Mais Marseillais waa mais félicitations à tous les Jaraaf man gégg naa Soxna Fall wax ci mais c'est une fierté waa Jaraaf. yóbbu nañu histoire Jaraaf de Dakar. waaw vraiment ñu leen di ñaanal que ñu dem jëli Coupe d'Afrique bi quoi. amiin yaa c'est rabbi une fierté. te dañ koy indi sax. incha allah maa la wax lébu yi dañoo mën déggu ne yooyu Aïcha mi ngi noonu dañuy descendi rek ba tey ak ab lébu yi bu ko defee ñu jox lenge ki nga xamante ni moom moo di Fatima Diop pour waxtaanee lii Fun Tour. Jóobeen Halpulaar nga coach yow jóobeenu lébu nga. Halpulaar ba ci kaw. waaw. parce que lébu tukulóor yëpp ay cubalo lañ. mais histoire ngay am foofu. mais bii du cubalo. waaw mais dama ko bëgg wax ne bu dee ñun ci lébu njóobeen yi. soo demee ci pël yi ñoom ñoo lay cubale. waaw ñoom ñenn ñi am nañu sant. mais du ñëpp nag waa ñi sant gisee. gisee maabo yi mën nañ nekk tëgg mën nañ nekk. bari na ci ça dépend sant dëggul fenn. Aada ak cosaan waaw aada ak cosaan. Il faut revenir peut-être sur la signification aussi des noms de famille. Et des appartenances. parfois ñu ne la sant dëkkul fenn. waaw mais à la base. ça dépend parce que da ngay gis léegi ab jóobeen boo xamante ne tëgg lay doon man j'ai vu ça donc ça dépend rek ci nit ñi. fu nekk fii am na ñoo xamante ne lii la ñuy doon am di tudd. parce que nag mais bii du ci ballot. waaye sant boulanger taxul nga nekk defarkatu mburu. En tout cas mi ngi noonu c'est important Fatima. On fait juste une petite digression. nit boo bu la sa géwél di tagg maman da ngay yëg sa bopp. on va le traiter peut-être ci fànn boobu. pas dans la division mais dans justement le rassemblement. ku nekk xam kan mooy kan ba tax ne nag di nga neex a tagg. du dëgg et aussi di nga mën a xam li ngay embrasser. yaay kan da ngay am fit am jom. surtout bu ñu lay taggal say maam. dafa neex. waaw xam nga ñun ay ma jóg bàcco lañ ñun ay ma jóg bàcco lañ. dafa am solo parce que bu njëkk bu xare daan am la tax géwél yi daan jiitu. di kañ seen géer di ko yokk jom. maam joo am ci teelu xare la daanu. doo daw doo ñaaw. nga gis benn rassemblement bu mag am. ma dal ci ko asma di ko tagg ma tagg ku mel ne Bay Tijjuuf soxna Jóob dugg keneen gis ci boppam. naa si dugg ñu baax ñoo ñëpp nekk ci benn deret nga ne ah kooku sama mbokk rek kii ni mel war naa mel noonu. loolu moo taxoon ñu indi taggaate. di la waxal say louange pour nga yokku. jom dëgg la parce que Serigne Cheikh Tidiane Sy. yàlla yokk leeram nee na ki ci waar wi bu ñu koy sojjil waar di ko tagg. nee na pour mu tiitaru taxawul. pour mu yokk courage. ak jom moo taxoon. dëgg la. C'est très important il faut que nga ñëw ci Fatima Diop c'est très important et que léeg-léeg sax mag géwél fekk la ci naka sudul noonu maman mu bàkkal la sa démb ak say démbi waajur mais billaay nga dellu si man daal maa bëgg cosaan daal parfois nga dégg ñu tàgg la ba si yàgg nga jénne loo yoroon yëpp nga joxe ko boo waxee nga ne deret
te ba mais nit bu daan dem xare tagg gee taxoon. wallaay dañ lay kañ ba nga yëg sa bopp. man daal ay waay ku dugg ci man sama yaay ji di ma yeb lii ku dugg ci man dootoo ko defati. Aïcha Fatima Diop ñu waxtaanee wàllum lii ko ci Moussa. Bamba merci son bi neex na trop. xam naa son bi dafa neex tey nii sa son bi dafa macha allah. moo tax mu écho ko xanaa. non vraiment mention spéciale à vous les techniciens. du ma denc di ko wax. mi ngi leer te mi ngi neex si nopp. Aïcha mi ngi noonu on va parler du livre d'Amadou Diop La Part du Pain. La part du pain, effectivement, mais comme hier, on a célébré la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. 2021 at bi nag daal di nañ koy célébrer gis nañ ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo ëmb association bi yëngu ci wàllub presse culturelle sénégalaise bi daal di nañ koy amal ni ki démb ci maison de la presse foofu nag la ñu daloo li nga xamante ne sax moom moo di également lii di rek seen li nga xamante ne moo di bureau bi ñu moom foofu ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu caada ak cosaan communication Abdoulaye Diop la woon mais également ñu jot foofu li leen di ay dons wu livre également ci journée boobu parce que tam nit boo xamul munoo xamle ku tàggatuwul doo tàggataate loolu la ki nga xamante ne moo di président bi daal di wax muy Ndate Diop sekk nañoo ak moom waxtaan ñu seetaan élément bi Ndate Diop bu fekkee pare na Maba ak MD ñu daal di koy seetaan daal dellu si plateau bi. am sujet principal bi moo nekk jeunesse bi jeunesse moo ci boppam dafa war a nekk ki nga xam ne dafa war a gëm dëkkam même tamit su fekkee ne yombul le fait que ñuy bëgg a bàyyi seen dëkk dem beneen dëkk dama naan ni la bés bii nga xam ni moom la àdduna wërngal këpp di màggal yéen lañ ci taamu ngir sargal leen loolu lu rëy la si ñun moo tax ñoo ngi koy rafetlu ci fu soree sori parce que loolu dafay wane rek ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy illa di maanaam di jiite ak gëdd gi nga xam ni ministère bi nga xam ni moom mooy suñu ministère de la culture di ministère bi nga xam ni moom mooy suñu ministère de tutelle am na ko ci kuréel gi nga xam ni moom laa jiite di kuréel gi nga xam ni moom moo boot journalistes yi yëngu ci wàllum tasum xibaar loolu di wane rek ni partenariat bi am na te tamit ñoo ngi rafetlu liggéey bi nga xam ni ñoo ngi koy ànd ak ñoom rien que pour promouvoir maanaam gën a lawal ak gën a tasaare li nga xam ni moom moo di wàllu aada ak cosaan waaye tamit jàppale ñi nga xam ni ñoom ñoo di acteurs culturels yi yëngutu ci wàllu woowu ci biir réew mi beneen bi moom moo di dafa fekk lii dafay méngoo ak li nga xam ni ñun moom moo ñu tax a jóg bokk na ci parce que mbir ngir nga wax ci faaw nga tàggatu ci nga xam ko maîtriser ko moo tax ñun suñu bac li ma naan credo moom moo di s'auto-former pour un meilleur traitement de l'information culturelle maanaam tàggatu bu baax a baax pour mën a def liggéey bi nga xam ni moom moo ñu war ci wàllu aada ak cosaan loolu kon lii ministère bi daf ñu ci fekk si parce que lim ñu indil moom moo di xam-xam parce que téere moom mooy xam-xam le livre est un outil de connaissance kon buñ ñu ko indilee dafa nekk loo xam ne nii moom mooy aywa dem leen ci kanam waaw góor waaye tamit gën leen a paraat taxawaay bi. ci gi dañ lay delluwaat lay ngee rek ci bi loolu. président bu association bu presse culturelle sénégalaise bi moom nag moo daal di yëkkati kàddu parce que nag démb ci journée bi nga xamante ne moom lañ jagleel lépp lu jëm ci wàllu livre ñu daal di koy darajaaleel ñi nga xamante ne ñoo di presse culturelle bi mu nekk lu am solo loo xamante ne également lu ñu rafetlu la képp koo xamante ne da ngay yëngu ci caada ak cosaan rafetlu nga ko jot nañ lu toll ci 203 ay livres yoo xamante ne installé nañ ko file ji ci bureau ba foofu ci biir maison de la presse mu nekk loo xamante ne également dañu koy rafetlu bu baax a baax ndax nag mu ngi koy wax rek balaa ngaa mën a lu wolof njaay naan balaa nga naan naam ne fa balaa ngaa mën a joxe ñi nga xamante ne moom moo di ay conseil wala ay jàngale ay dicté faw yow nga daal di tàggatu boo tàggatoo ba pare nag ba xam ci ngay doog a mën a rek daal di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci ñi nga xamante ne tey jii ñoo lay déglu wala ñu lay seetaan fu ñu mënti nekk ci àdduna bi donc mu nekkoon ki di Ndate Diop Alaaji Ndate Diop di njiital association boobu ASMA bu ko defee nag ñu daal di wax ci wàllu tey jii téere bi nga xamante ne moom lañ leen indil ba tey ñu dugg ci journée mondiale bi rek dañu koy yeggali muy Amadou Diop daal di bind téere bi nga xamante ne mu ngi ko duppee l'appât du pain l'appât du pain nag mu nekk ay ndaw yoo xamante ne mën nañ wax ci biir téere bi juróom lañ juróom ñooñu dañoo jàngi woon nekk ay étudiants dem fi nga xamante ne moom moo di à l'étranger mu nekk ce sont des choses yoo xamante ne ba tey ay thèmes d'actualité la wàllu immigration clandestine bi mu ngi ci biir
loolu yëpp nag moom la dëxañ ci biir mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne jànkoonteel nañ ko parce que dañuy gis ne am na ñu baree bari pour ñoom bu ñu jugee Sénégal rek ba dem fi nga xamante ne moo di bitim réew rek faw par force rek boo yeggee rek da nga war a am li nga xamante ne moo di koppar bi or demeewul noonu ñoom ñu jànkoonteel ay jafe-jafe yu metti donc mu nekk Amadou Diop bu fekkee également élément bi pare na MD ñu daal di koy seetaan daal dellu si rek ci plateau bi. am sujet principal bi moo nekk jeunesse bi jeunesse moo ci boppam dafa war a nekk ki nga xam ne dafa war a gëm dëkkam même tamit su fekkee ni yombul le fait que ñuy bëgg a bàyyi seen dëkk dem beneen dëkk dama naan wàllum abandon la waaw te pour man désespoir lu mu ko lal pour man jeunesse mooy ki nga xam ne moom moo am kàttan waaw peut-être jeunesse mooy ki nga xam ne moo am temps peut-être jeunesse aussi moom mooy ki nga xamante ni comme moom mooy ñi ñëw na jiite réew mi après pour man dañoo war a pare pour wàllum bépp sacrifice pour su ko defee suñu dëkk mën a jëm ca kanam ci biir livre bi nag maa ngi jël juróomi jeunes yi nga xam ne dañoo découragé te nga xamante ni dañuy dund pression sociale bu metti bi dund le fait que ñu ne tàngoo te taw dafa war a réussir décrire li ki nga xam ne Mati moom dafa nekkoon ci mariage depuis ñetti at mënul am doom ñu fase ko mu ne dafay dem tugal ko Cheikh bi nga xam ne moom jànkat la woon waaye malheureusement après papa dafa ne woon mënu koon fayal mu yeggali jàngam waa di décrire ki nga xam ne tamit Samba moom dafa am lijaasam yëpp tey malheureusement après mujjulu am liggéey mu ne moom tam dafay dem tugal di décrire tam keneen nga xam ne te ni Janjan moom am divorcé la mu ngi am ñaari doom mais xamul nu mu leen di dimbali parce que loo xam doxul jotul ci ginnaawam waaw ma jël personnage yooyu yëpp ñu nekk ay jeunes fu lañu jànkoonte difficulté yi mu fekk ñoom ñu jàpp comme solution rek dem tugal parce que si seeni xalaat fi ñu xasee ba yegg tugal rek dinañ réussir mais malheureusement dañuy fàtte danger bi nekk ci géej pour man immigration clandestine wàllum xaru la waaw wàllum xaru la pour man maanaam toog sa dëkk sacrifice mu jaral la nga def ba nga maanaam da ngay jaay sa bakkan pour man soo defee genn wàll gi rek dina la gën a mën a tax nga toog xam sa bopp. mi ngi noonu kon nag mbir maa ngi noonu. loo xamante ne livre bu neex la comme ni ñu koy waxee rek tu as envie de grignoter comme ni mu waxee la part du pain tu as envie de grignoter li leen di mburu bi parce que booy xoyom quand tu lis le merci beaucoup quand tu lis le livre da ngay gis ne ni vraiment dund bu ñu dund foofu metti na mais esprit patriotisme ak volonté wu réussir moo tax lu baree bari ñu bañ ko am nañ ay ndog yoo xamante ne dal na leen foofu ca biti réew mu metti loolu comme ni ñu koy gisee saa su ne étudiants yi bu ñu demee fi nga xamante ne moom moo di biti réew pour jàngi ji ñoom itam dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu métti yenn saay bëgg tekki bi bëgg réussir dina tax ñu jaar fi nga xamante ne moom lañ warul jaar muy immigration irrégulière bi donc dafa nekk loo xamante ne ce sont des thèmes d'actualité toujours mu ngi fi mu bind ko nag ci téere bi téere bu am solo la macha allah téere bu neex également muy lii di l'appât du pain moom Amadou Diop di jeune boo xamante ne aussi dafa bëgg réewam jeune boo xamante ne aussi mu ngi jàngee fii di France ak Angleterre daal di ñibbisiwaat ci réewam donc comme li ma koy wax rek esprit patriotisme même boo génnee aussi tu as envie de revenir au Sénégal pour aussi sànq yaa ngi koy wax ci wàllu entrepreneuriat et autres donc loolu lañ fi am et je pense que ce sont des livres yoo xamante ne aussi dina tax nit boo ko liiree di nga gën a am jom boo ko liiree di nga gën a amaat li nga xamante ne moom moo di esprit patriotisme ba rek bu ko defee li ñuy soobu ci fànn bu mu mënti nekk yàlla dina ci teg loxoom ba mu daal di antu Asma. C'est très important mais il faut qu'on arrête d'aller à l'extérieur et de revenir pour avoir ces visions-là de nous-mêmes. Je pense que wàllum liifantu les slameurs ils sont ici ils le font bien. Trop Islam bien kenn ku ci nekk xam na ni il faut beaucoup d'inspiration et l'habitude d'écrire pour mën a def benn texte bu neex parce que texte bu nekk da nga koy rimer il faut que daaneel bi am accord wala raccord. Réalisateur yi dinañ ma comprendre noonu laa leen bëggee nag c'est le corps de métier que j'adore le plus dans ma vie. Réalisateur mi ngi noonu mais il faut que ñu jox leen gëdd keroog indi nga leen fii. L'importance justement avocat n'est-ce pas c'était le avocat oui justement. Avocat nga xam ne boo gisee téere boobu aussi fànn bu nekk mën na la ko jëndee avocat peut-être seeni ay cas mais également mu sol robu avocat bi avocat comme avocat kuy plaider et ce sont des cas yoo xamante ne moom la ñuy plaider des maux de la société moom la ñuy jël bind ko pour permettre aux gens ñu xam li nga xamante ne moom la ñuy dund tey donc ce sont des gens yoo xamante ne ils réfléchissent. Ils ont le potentiel pour écrire ils demandent juste un petit boost léegi nag man pour man comme dañuy naan dañuy defaraat jàngale gi ak gune gi
gune yi waaw niñ leen tàggat tamit ci mën a bind kuy mën a bind di nga mën a nettaliwu sa réew wala tukkil sa xam-xam léegi loolu nag dafay indi jeexintal boo xamante ni mooy di defaraat sa jukko du dëgg wéet ak sa bopp xam sa bopp moo kenn te muy dëgg dëgg la moom te muy dëgg dafa am ay rimes ñu dugalante vers mais croisé ko mais boo xoolee alxuraan yenn saari ni mu ko bindee ak ni mu koy toppantale da nga naan suñu borom kenn du moom dëgg la bu ñëwee la wa shamsi wa duhaaha wal qamari iza talaaha wan nahari iza jallaaha wal layli iza yaxshaaha ila axiril aaya boo ko jëlee nga xam ne sunu borom mooy slameur bu mag bi da koy rime ñi naan ko sax ñi naan ko duhee ak façon bi ñuy jàngee affaire yi voilà donc yàlla mooy ki njëkk a tàggat je l'adore quand il est passionné comme ça xam nga c'est-à-dire dafa nekk lu neex parce que yàlla sunu borom moo rime moo agencé couleur yi boo xoolee couleur bi ak bi ñu ànd baat bi ak baat bi comme ni ñu ñuy bindee suñu texte yi hymne national ñi ngi ko bindee ak yeneen yoo xam ne fu jeexee e lay jeexee wala a lay ñëw mi ngi noonu de suite c'est kon maanaam on rentre encore dans dans la petite enfance de tout à l'heure l'importance aussi de jox gëdd l'éducation religieuse et coranique dans les écoles mais aussi l'importance de boo gisee xale mu tàmm bind rek am journal di am tàmm bind tubaab bi noonu la ñuy saytoo seen doom dañu leen di tàggat léegi ci wàllum bind je pense qu'on peut avoir des maisons d'édition Elie Moreau moom ñëwoon na fii nekk éditeur bu mag itam nekk bindkat bu mag kon nag moom war na mën a am kuréel boo xamante ni dina si tàggat ndaw yi c'est très important merci pour liifantu lu tey jii voilà c'est ça lii laa leen indiloon tey jii ci wàllub arts et lettres liifantu muy littérature lii lañ leen indiloon muy l'appât du pain bu Amadou Diop ñu koy encourager bu baax a baax par rapport ak téere bi nga xamante ne bind na ko bonne continuation et voilà je vous dis à lundi inchallah bu neexee yàlla indiwaat leneen li nga xamante ne moo jëm ci wàllu caada ak cosaan Asma mi ngi noonu merci beaucoup xaj na ci dañ ko koy souhaiter happy birthday maman Ndak Pape Medoune Mbaye mooy sa neveu sa xarit la sa doomu xol n'est-ce pas ma koy souhaiter joyeux anniversaire Pape Medoune Mbaye may sa yàlla nga dund ba ñu fekk ñun ñëpp sa njëriñ teral sa papa sa yaay ak mbooloo mu jullit nekk doom boo xam ne bàjjanam mooy xaritam bàjjanam mooy péeteem bàjjanam mooy yaayu xolam mooy soppeem may sa biige maa ngi lay souhaiter joyeux anniversaire nga dund lu bare bari amiin yaa rabbi aywa amiin waay macha allah mais Ndak sa musóor bi ay étage wala ay plissé am na ku ma bind léegi ci commentaire naan maman Ndak ku ko tagal naxu ko moo tagal boppam sama yaay ji daa mat yéen xanaa déggoo ne musóor chapeau la wala def na ko daal mais moo Ndak nag moom day xoolu rose mu indi encore il faut may jëm façon parce que dafa am sama ay ñu may seetaan ñoo xam ne dañu may bàyyi xel ci lépp ni may toogee ni may waxee gestuelle yi ak sama musóor surtout parce que kenn di nga génne dafa bokk ci suñu yëf kenn di nga génne doo bàyyi sama yaay jaaruma fa sax waaye xam nga dama di géwél ma ko géwél rek naka doom yu mel ni foo may bàyyi sama affaire musóor asmaali mu def musóor waaw yéen a ngi mel ni ku jógee waa lycée Kennedy wàcce def nii ma ne la ñun dañoo jongoma ndax suñu yaay daa jongoma te nag boo juree doom yu jongoma da ngay gën a jongoma ndaxte ci yow la ñuy roy du dëgg sama yaay ci gàtt daal loolu lu bëgg a tontu may caat may tontu teg yow kat xam naa madame Diop yi buñ ma mënoon jàpp na xam naa ni ñoo ma long largement dégg nga mag sam naan ma sa noir baax na ñi may seetaan ñoom béyte ñoom soxna Diop sama rakk yooyu dañuy xool naka la musóor gi nu mu def ndax mbaa jeng na daal def nay façon macha allah mi ngi noonu sama yaay ji moom ci boppam la ñuy dalal monsieur Fall diététique bi moom daal bu mu noppi na wax diététique bi wax na bëgg a yaatal mais bon may ñu ko taamu yaatal parce que war nañ mën a gën a mën yaatal waaw ñuy xëddee ndogoo nan la ñuy reere non dañu ko def suite xam nga lu tax nit kiy seetaan léeg-léeg seen xam-xam macha allah sénégalais seen xel bi yaatu na ba nga xam ni da ngay junj rek ñu jëli la léegi nag foog nga bamtuwaat junju ngi ngir gën a yaatu du dëgg moo tax nag ñuy jàll fii capp fee capp fa ca des dañuy dugg société daal di dugg ci importance su rôle de la femme au sein de la famille maman Ndak moom la ñuy dénk lenge yi bu ko defee rek mu yaatal waxtaan gi ak ñun waaye intro bi ce sera pour elle et c'est tout de suite. Aïcha sama yaay ji. waaw damay wax rek bismillahi rahmaani rahim affaire Pape Assane macha allah di sant yàlla bi ñu may fekke waat ba toogaat fii di waxtaan ak suñu ay mbokk di nuyu képp koo xam ñu ngi ñuy seetaan Asma dañu dugg ci volet boo xam ne man ci femme action rek laay dox lépp loo xam ne dafa nekk waree fu jigéen
war a nekk taxawaayu jigéen war a nekk rôle bi jigéen war a jouer ci biir kër gi mooy dem ba ci entreprise bi mooy dem ba ci société bi mooy dem ba ci àddina loolu moo tax ñu ne la femme est la mère de l'humanité jigéen war na am taxawaay war a fonk boppam war a jëmmal njariñam ci société bi parce que kenn ëpp ko ci apport bu muy def ci fànn bu mu mën doon ci wàllu social bi dafay taxawu parce que suñuy wax ne góor su réussir jigéen bu mag mi ci gannaawam taxaw di ko jàppale di ko épauler di ko dimbali loolu dafay feeñ ci volet mi yëpp sa biir kër ngay tàmbalee ba ci société bi nga xam ne dafa nekk une société familiale jigéen nag taxawaayam ci biir këram mi ngi nekk jigéen boo xam ne dafa war a nekk jéegu puso di taqale di defar di rafetal jigéen du tàqale jigéen du boole nekk jéeg ci kër sëy si fekk mère sonn jur ay doomam teg ñu nekk ci biir kër gi kii ne fi frère am ne fi moom mu ëpp doole wala mu néew doole nga ñëw indi wujjee peccal go bu garaaw ci biir kër gi boo xam ne dafay yàq atmosphère kër gi kenn ñemeetu la toog waxtaan ak diw nga ñaaw njort bu toogee nga ni mère bi kii la bëgg na bëgg mère bi kii la féeteel xoolal li mu koy waxal su demee fii moom lay àndal su dee wax moom lay ànd bu gam ñëwee sax moom lay woo fekk du loolu mag dafay nekk magum lëndëm moo xam ne ku ko dajul mu daj boppam soo ñëwee ci kër fekk fa jeeg bu sëy si comme yow nekk sa frère jëkkër ñu takk la indi la da ngay jéem a fexe xam moom nan la def côtoyer ba côtoyer mère bi gën ko jege loolu moo war a nekk sa objectif mais du pour xool ne parce que ki la fi jëkk jiitoon na la fi ay fan faw mu am avantage sur toi léegi li ngay def nag ba damu jikko lay doon yow yaay defar sa waruwaay yow yaay rafet jikko tàmbalee ko ci sa borom kër parce que sëy bi du yow ak sa borom kër kese parce que am na foo xam ne borom kër àggu fa su mbooloo mi dajee sa nawle yëpp toog bis bu jàmm ak salaam njëkk jigéen bi ci kër gi moo fay nekk jarbaatu jëkkër bi ci la bokk saxatu jëkkër fi la nekk sa cousin jëkkër bi ci kër gi ci la bokk jeeg bi war a rafetal war a yaatal war a indi jàmm ci kër gi yow loo fekk ci kër gi rek da nga war a indi lu ko yokk mais waruloo delloo kër gi gannaaw delloo kër gannaaw nag mooy ñëw fekk nit ñi di kaf di ree nga ñëw indi tension doo génn bis bu ne yaa ngi sa néeg tëju suñu génn nga ne ah man kat bi ñu wax boolewu ma ci man kat damaa génn fekk ko mu toog ak moom nga dem toog sama néeg jàpp sama ñaamur jigéen du jàpp ñaamuram day fexe ba li ci kër gi nga am ci wàllu muy sa goro nga fexe ba kenn du la ci ëppale ndax olo dafay wax ne njëkk a sébblu ak mujj a sébblu tooy la rek ñor la doy na ki ñu takk 10 ans suñu la takkee tey bu ngi ñëwee da ngeen nekk au même pied d'égalité même su dee wujju waaye nag la ngay def ba moom la muy def nga am ci cër bu mel ni ba mu am wala nga ëppale ko sa jikko moo la ko may mais am na ñoo xam ne seen jikko fu ñu dem indi fa problème bu ñu sëy see yàq atmosphère kër gi bu ñu sëy see frères yi jubadiku bu ñu sëy see seen njëkk yi di commencé am ay problème ak ñoom bu ñu sëy see ñu ut ku ñu féetale seen goro jeeg bu baax du féetale ku féetale ñàkk boo ne asma mi kat moom dafa ñëw ci kër gi di kii mère bi di ko kii moom lay waxal bu amee moo koy jëndal gâteau wala moo koy jëndal tissu wala nangam perte nga jikko bu rafet moo gën loolu soo amee yar am teggin rafet jikko parce que ñaaw njort am na fu mu baax waaye ñaaw njort dafay lor nit daf lay yóbbee loo xam ne bu ëllëgee da ngay dem ba mu dépassé la dootoo ko mën a gérer mu indil la situation boo xam ne ci biir kër gi da ngay yàq lépp bu sa frère ñëwee nga ne ko ah moom de kii la tibbal lu bëri man de liñ ma tibbal nangam la frère yi commencé di xoolante en jeu de faïence kii di tong moromam pourquoi sama jabar ñu defal ko lii mais yaay sama jabar nee na kii bi joxuñu ko bi mu ay lii dañ ko tëj yooyu yëpp jigéen dafa ñëw fekk kër kenn du tuddante wala jàmm ji demewul noonu nga rataxal c'est important. di kaf ak sa jëkkër bu ndaw bi ci kër gi di wax sa jëkkër geste yu baax yi lay defal ay démb bi nga fi nekkul moom ma jàppale ma defar kii bi démb moo ma defal lii bi mu ñëwee fekk kii bi di jaay sax dafa jëndal jabaram jëndal ma loolu dafay raffermir ay lien ab jéeg du doon jéego lañ set di dagg di yàq ay diggante ñëw fekk sonn jur ay njabootam yor leen ci biir këram nga tas ko féewale sa jëkkër ak famille am mu dem ba muy nuyu yaayam di ko nuyoo bakkan su nuyu papaam du ko jox respect bi ci war ay sëram mu réticent bu amee xaalisam denc ko yaag moom ngeen di ànd du ko génn loolu daanu daju suuf te lu waay leble ci sa sëyukaay dana la ko ma sa fay dem na bu ñu paree ma joxalee ku ne kàddu ñu dugg ci ma dogg indi nag jigéen bi ci biir entreprise familiale bi mu fekk jëkkëram ak i bokkam ñu bokk ko loolu dafa am solo Asma loolu da ngeen ci war a taxaw seetlu kenn ku ne indi ci sa contribution parce que sëy dafa am foo xam ni loolu lan lay doyee. en tout cas dañ lay bàyyi moment nga dugg ci askan bi mën aussi di yeggali déglu bu ko defee bu ci xajee rek ñun ñëpp ñu bokk ci suñu xalaat waaye li ci gën a important mooy li ngay jottali muy ñun ñi bokk ak yow plateau bi rawatina ndawum Sénégal bi nga xamante ni moom mi ngi lay teewlu di la seetaan di la déglu macha allah. xam nga da ngay ñëw des fois ci benn kër nga fekk fa jigéen boo xam dafay sëy si.
fekkul frères yi am benn affinité bi dafay am parce que dafa am ñoo xam ne kenn ku nekk da nga réserver sa bopp da ngay dem ci kër goo xam ne ñi bokk ndey bàyyi dañu mel ni ay locataire du am benn harmonie familiale bu neex bi kii di tooñ sa morom kii mel ni mooy cousin om yow dafa am loo xam ne boo ñëwee c'est à toi de le faire yenn saa yi nga toog même boo nekkee ci sa kër yow rek nga toog ba caag nga fopp sa ñaari frère u jëkkër nga woo leen ñëw leen ngeen aj mu ne ngeen ñëw ñu añ ngeen ñëw añ waxtaan kafre ngay rafet miir fekk njëkk yi nga fekk ci kër gi nga bañ leen a def fujju bañ leen a def noonu xam ni sa ay rakku jëkkër lañu yàlla bindi yemalewul parce que bu meloon na leen neex kenn ku ne da nga koy fekk ci këram muy sëy des fois nga xam ni koo xam nag si ko indi ci kër gi jabari càmmiñ ju fi ñëw bëgg na laa yëkkati wala mu indi la problème mettre la en mal ak yaayam parce que am na njëkk jigéen yu mel noonu dañuy nekk ci kër gi sa jabaru càmmiñ say si commencé am ak sa yaay jàmm di defar kër gi di togg ngeen di kaf di ree mais yow li ngay def mooy moo yaay di ki yow lay def nii boo génnee du def nii nangam tëggale leen seen diggante ak seen goro ba seen diggante yàqu te loolu jigéen buy sëy daal li mu war a def war waayam mooy la paix jàmm moo war a nekk bâton de pèlerin bi nga xam ni domaine bu mu mën a dem moom lay yor pour defar dundam parce que jigéen jàmm la war a am jigéen mooy jàmm soo ko fayiree rek yow sa mission da nga koy daal di raté sa sëy dootul neex ngay xul bu teyee nga fay bu ëllëgee te saa yoo fayoo boo nekkee kilo boo fayee boo ñëwee genn waa libre ngay doon effectivement kon maman tey l'importance bi jigéen yi war a xam ndaxte ñun ñëpp dañuy dem di jàng léegi di am ay diplôme suñu borom kër yi tamit di nekk ay jàmbaar yi mën a góorgóorlu bay sanc bu ñu sancee ñun suñu wareef bu ñu ñëwee ba ci entreprise bu ñu ko fekkee mu jël fa frère am wala employé bu mu fa fekk ñun rafetal bi ñuy war ci biir kër gi ak jéegu puso bu ñu war a doon ci biir kër gi daf ñu war a kon maanaam topp ba ci biir entreprise bi ñuy nas di nocc ci defar moo leen ci war a fekk parce que di nga ñëw fekk ak sa jëkkër ak secrétaire boo xam ni moom la door a ndoor te bu ñuy door egguñu woon tey fi ñu egg mu jàppale ko ci loo xam ne yow mënuñu laa leeral parce que du lépp la ñuy wax am na lu ñu la mën a wax mais am na loo xam ne dañ koy denc nga ñëw fekk ko fi li nga njëkk a def mooy fexe ko fee dindi yow de li ngay wax ak moom bu ñëwee sa bureau bi mel ni moo la moom bu jógee di la jox ay ordre di kii fii te ngaa defi kii mbaa jàmm la seen diggante daal di ci bëgg a jóg indi ci problème boo xam dafay dem ba yàq seen diggante mu ñëw fekk la ak employé boo xamante ni même bu fekkee du diplôme mais am na benn dévouement bu mu la ameel benn xol benn fidélité benn discrétion boo xam ne que li muy sëkk ak mu mënu ko sëkk ak ñeneen ñi pour percer loolu dafay fexee dagg seen diggante ci biir société bi mooy yàq sa diggante ak moom da nga ko wóolu waaye lii de moo ko wax nee na yaa ko yàq am na ñoo xam ne dañu mel ni ay kaña fu ñu dugg dañ koy yàq waaw am na ay jigéen ñoo xam ne bu ñu duggee ci famille dañ koy tas bu ñu demee ci entreprise bi dañ koy tas dañuy fexe sa secrétaire ñu am na ñoo xam dañ la tàggale ak sa secrétaire ñu wàcce ko ci suuf jox ko beneen rôle am employé boo xamante ne même bu dul diplôme am na lu ngeen séq am koo xam ne moo topp ci moom te mu la ëpp diplôme moo la dàq jàng ata discours yi ngay bind wala li ngay réussir moom mooy teg projet yi nga ñëw nag bëgg koo indil problème boo xamante ne dafay yàq sa diggante ak sa jëkkër en général ñooñu bu ñu fa jógee sax wala ñu wàcc leen da ngay gis entreprise bi di dégringolé di wàcc te duñu xam lu tax fekk jigéen ju yàq mu nga ca biir jigéen bu yàqee lépp yàqu asma mi ngi noonu kon nag góor ñi war nañoo mën a ba tey rek itam maman lii dafay baax boo ci ñëwee ci jigéen ñi ba pare am na loo xamante ni moom moo di accompagnement te borom kër gi la war moom mi nga xamante ni dafa sanc entreprise daa ji itam am mat gu toll ni jël soxnaam yóbbu ko ci entreprise bi ngir mu dooleel ko ngir mu nekkal ko fi mu munut nekk waaye tamit dafa am aussi des fois ci seen doxalin ci wàllum secrétaire googu may wax ci seen doxalin mooy xëy na yee fii rànge jigéen ñi ba ñu réeroo ak seen rôle et c'est important justement d'interpeller les deux apports coach Moussa góor ñi ñu interpeller les deux apports ndaxte nag c'est très sensible entreprise boo ci duggee ba dugal ci sa soxna rek am na lu bëri loo xamante ni waratu la ndaxte ci lay yëg boppam te itamit ci lay xeeb boppam te yal nañ yàlla musal ñu ci doon ay jékk yu xeeb suñu bopp ci yenn ñi xam nga macha allah dag may dafa am foo may yóbbu tabaarkàlla macha allah yal na yàlla fi cat amiin maman xam nga góor gi mat taxul may waxtaan dafa am ñoo xam ni dañu nekk kilifa ci statut bi ñu am mais ci seen doxalin kilifa ngi lañu matuñu ko parce que yàlla mooy def loolu ci doomu aadama yow mii góor en général ku mu dal rek mooy góor benn nopp ma ci interpeller góor ñu bare ñoo xam ne seen vie de famille yàqu na seen vie ci seen biir entreprise yàqu na parce que dañu nekk benn nopp jox ko seen jabar ba mu yàqal leen loo xam te mënuñu toon war a ko les morceaux góor dafay am fayda góor dafay am fulla góor dafay am taxawaay góor dafay am autorité te ñàkk autorité mi ngi tàmbalee ci am jabar ba pare ragal ko da nga koy ragal ba lu mu la wax nga gëm ko des fois sax di nga ko agir te xam ni lii mu lay wax nekkul mais
pour ragal ko bañ a exécuter mu dal ci sa kaw. moo lay gënal nga teg ko sa employé. moo gënal nga teg ko sa frère bi ci kër gi wala sa neveu bi nga yar sa jigéen jur ko indi ko jox la ko. wala sa doomi tante ji ci kër gi. lu góor nag moom suufur la ak fayda dañu ci moom. waaw ak autorité. kilifa nga la dootul kilifa. mi ngi noonu dégg naa dëgg te fii lañ koy daanele sax nag coach Moussa. très rapidement. da nga naan ful la fayda fit. nga ne ay coach Moussa li nga rimee. foo ko teg parce que góor ñi ngi koy waxee rek yor jëmmi nit. taxut a nekk nit na fekk nga nite. ay góor yàlla tigi tamit dafa am ay qualité dafa am ay ni ñu koy dàkkantele dafa am luy indi mu tax ñu ne kii boo ko ne jàkk xam ni góor yàlla. mën ngaa jur doom rek te doo doon góor. mais góor ay wareef la góor ay taxawaay la góor ay jëfin la ak ay waxin ñoo xam ne kii góor yàlla la. yaakaar naa ni moom mi ngi yëngal bopp monsieur Fall waaye tamit yow mi tamit tiggi bi mooy d'accord ngeen ci kenn ku ci nekk ak li nga xamante ni moom la maman nag waxtaane maman c'est avec un immense plaisir saa yoo war a ñëwee ci plateau bi rek jàngat gu bees la ñuy jàng ñun ak suñuy morom waaye tamit ñun ak say nawle ndaxte am na ñoo xamante ni say morom la ñu nekk seen biir kër léeg-léeg bu ñu la dégloo dañ ñenn ñi ci ñoom dañu naan macha allah waaye ay waay am naa ku ma waxal ak ndaw nii léeg-léeg nga gis koo xamante ni ay waay kon man lii ma doon def nii wala lii may digal sama doom di nii moom itam mi ngi defaraat toogaayam ndaxte nag doomu aadama moo nekk en perpétuelle quête de la perfection vis-à-vis de soi-même ndaxte nit matu te yàllaa ñu bindee noonu dañ koy nangulante waaye kenn terewul góorgóorlu ngir mën a tane sama mais xam nga Asma toujours ki nekk à la quête de la perfection mooy nit ku baax xam nga soo baaxee toujours da ngay bëgg di parfaire di defar tey am sa ay frère jëkkër événement jot ku ne nga daggal ko bu événement jot sa jëkkër ni mais grand sa affaire bi dafa rek nga ne sama jabar moom sa jabar moom ma ko jox de pourtant moom ko jox kaddu yor baax yooyu dañ ko defoon pour raffermir les liens buñ ci def affaire matériel ba mu ëpp ñu mais itam ki nga xam ne mi ngi ci kër gi yor jar baatu ci këram ak njëkkeem ak magu jëkkëram war a rakkam nañu xam ni loolu muy def du ko arrangé diviser pour régner amul solo wërsëg yàllaa ko bind tekk ne ku ne da nga jot sa wàll ñu jéem a xam ne rek lu baax moo am solo jigéen na am jàmm ci këram na am jàmm ci entreprise am dimbali boroom këram dimbali ci fa nekk pour la bonne marche de la société. mi ngi noonu fii lañ koy ndar képpe jaajëfal bu baax a baax équipe bi le Marseillais ou le Parisien. Très rapidement, je suis sportif, je suis pas fanatique. Mais Idrissa Gana Gueye, je le supporte. Je suis Marseillais à 1000%. Wow, Idi Gueye, Sénégalais. Mais on n'est pas des fanatiques, hein. On est des ultras, mais on est des supporters. Aïcha, en tout cas, merci beaucoup pour ce samedi. Mais merci à toi aussi, merci à toute l'équipe technique, merci à Guima Bokolom Plateau, merci à Awa Saint-Louis, Grand Sidi Dieye, PDG, Fofo Atlantic Fitness, ñoom Malick Gueye, di nuyu ñoom Matar Sow, waa Saint-Louis yëpp, ma ngi leen di wax big shout out to my man. Merci beaucoup à monsieur Fall qui fut ton invité diététicien justement jigéen ñi war nañ la jublu way tamit góor ñi tamit ngir seen wérgu yaram di wéy. C'est ça donc voilà donc diététique ñëpp ko soxla. Que ce soit les bien portants comme les malades. Donc du ku feebar rek ko